Sénégal mbooleem judub réew mi ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu dellusiwaat ak yéen ci Kennu Askan Wi nañu ko baaxoo tey xewit wi mu ngi teel waa SDE di kuréel nga xamante ne nii wala këru yéen liggéeyukaay bi nga xam ne moom moo amee lépp lu jëm ci wàllu séddalem ndox mi fii ci réewum Sénégal ñoom nag dañuy arto tëj robinet yi ba kenn dootul naan ci réew mi ana lan moo waral loolu dafa am benn société bu fi ñëw bu di Suez bàyyi ko ca France war a liggéey bi nga xamante ni moom la SDE doon liggéey ginnaaw gi nag ñoom liggéeykat yi dañu ne bu fekkente ni société boobu ñëw na ni ki tey jii ñu ngi am juróom ci téeméer boo jël ci capitalu société boobule ñu ne nag dañu war a am fukk ak juróom ci téeméer boo jël loolu nag foofu la doo daax bi amee seen diggante ak nguur gi ñu jàpp ne dafa am yu bari yoo xamante ne daf ci laxasu te waxuñu ko jàpp ne dafa am yéene yu bari yoo xamante ne nii nguur gi mu ngi koy ruumandaat te leeralu ko moo waraloon tey ñu xëy daal di baare tali bi ca fi tolloog front de terre ba daanaka ñu bari ñu doon génne wàll woowu ngir dem xëyi dañu mujj tardé loolu nag muy artu bu njëkk bi laataa ñu siy sorey ni ñu ko baaxoo dalal suñu gan nuyu ko muy Baba Ngom di coordonnateur adjoint bu syndicat bi nga xamante ni moom moo boot mbooleem ña fay liggéeyee Baba salaamaaleykum. maaleykum salaam Khalifa. am mbégte dalal la ci Kennu Askan Wi daal di fekki suñu naataango Mamadou Bipa Sissoko mu tënkal ñu anam yi nga xam noonu la fi mbir yi tëddee woon laataa ñuy sóobu ci waxtaan wi ni ñu ko baaxoo. li ëpp fanweer simili oto demul dikkul ci fii di route du front de terre lu janook cité des eaux li ko waral protestation bu agent ñi di liggéeyi SDE ñu ngi sol ay t-shirt casquette wala ay morceau yu xonk di ñaawlu lu ñu nar a wàññi seen action yi ñuy am ci entreprise bu bees bi di Suez. keroog bi mun a woowee xam nga lan la ñu wax SG wax na leen ko daf nañu yéen 15% mënu presque mënu leen ko am waaye am ngeen 5% dañu leen dollu yeneen 5% ngeen bokk ak ONAS SONES ak la SDE ci travailleurs yi ñun ñu ne leen un actionnariat salarié amul benn entreprise boo xamante ne mu ngi si àll bi bu si mën a am waaye un actionnariat populaire mën nañ ko jox entreprise yi yéen bu fekkee ne da ngeen bëgg a neexal waa SONES ak waa ONAS mën ngeen a jël si seen action ngeen jox leen. liggéeykat yi nag ñu ngi dénoncé itam action yi nga xamante ne ministre bi fi nekkoon di Mansour Faye ak kii fiy nekk léegi di Serigne Mbaye Thiam di am ngir jox ay action seeni àndandoo. dégg nañu te xam nañ si lu leer te duñ fi wax tur waaye xam nañu ay actionnaires ñu bare ñoo xam ne ñu ngi daw di tapé sur leen gi mu ngi leen di recevoir pour que ñoom ñu jël leen waaye dama ne la amul xarit ak doomu ndey ak leneen c'est le bukki lañ ko bëgg def nun travailleurs yi dañ ne comme ni leen ko SG wax suñu amulee satisfaction totale incha allahu rabi nous mettrons notre kii en œuvre te dañuy dem grève générale. ñoom nag ñu ngi fas yéene tàmbali seen grève bi tey fu ñu jëm nag mooy couper ndox fépp ci Dakar. action yi tey lay commencé à partir d'aujourd'hui yéen bu ngeen demee bés bu ngeen ñàkkee ndox ngeen xam ne nu ngi si te tey lay commencé à partir d'aujourd'hui ba nu am satisfaction totale li ñuy wax duñ si dellu gannaaw tey duñ si dellu ëllëg bu yeboon ñun ñëpp ñu jël ñu soo yóbbu lu si kaso bi parce que pare nañu. ci fàttali SDE jotoon na déposé ab recours ci Cour suprême gannaaw bu ARMP joxoon contrat exploitation ndox bi lii di société française bi di Suez. Ngom alors bu ñu xoolee ni nga xamante ni noonu le reportage bi jeexee dafa mel ni dogu ngeen waaye li ma la bëgg a laaj rek mooy ndax robinet tëj na wala tëjagul bi may génn léegi mu ngay xel yi. merci Khalifa yaakaar naa dañ leen di gërëm ba pare rek yéen ñi tax ñu mën a expliquer ni mu demee. liggéey bi la rek. liggéey bi yéen waa ITV vraiment nit ñi sant nañ leen. war bëggoon nañ bu yàgg tamit ngeen am télévision. télé bi yéen a ko moom seen yëf yi bopp la yéen ñëpp ku juddub réew mi rek si nga bokk. kon nag kontaan nañu si bi ngeen ñu invité ñu war a wax nag lii nu naqadi si biir SDE lii nu naqadi ak état bi ak complot bi am. très bien loolu daal lañ bëgg. mais robinet yi tëjagul. robinet yi nag kañ ngeen kaa tëj. xam nañ ne robinet yi graduellement dinañu tëj. graduellement parce que lu tax graduellement ndax ñun dañu déposé woon préavis de grève le 13 septembre 2019 bi ñu ko jébbalee au directeur du travail le directeur du travail dab ñu ne ñu man daal yéen constaté ngeen conflit bi parce que yéen ak ministère bi d'accordu leen si protocole d'accord bi ngeen signé le 1er mai 2018
waaye l'alpha c'est un conflit interne entre yéen ak le ministère. oui mu ne nag mu dab ñu en tant que kilifa moom mi yor yoon si réew mi. le directeur du travail. mu ne ñu fokk ngeen defal nu notification de conflit. pour que ñun nu constater conflit bi dajale ñaari parties yi bu fekkee ne ñaari parties yi jubóowuñu. bu boobaa mën ngeen def préavis de grève. loolu mu ngi amoon le 13 septembre. préavis bi waroon a jeex le 13 octobre. oui le 25 septembre mu bind ñu kayit boobu. ñun ñu tontu ko le 27. bi ñu ko tontoo le 27. septembre toujours. moom mu ngi ñu waroon a tontu bi ñu ko defee notification de conflit le 27 moom mu ngi ñu waroon a tontu si week-end. moom juróom-ñetti fan rek la am pour tontu nu. waaye nag il a fait du dilatoire ba nuy wax nii tey tontooguñu. très bien léegi kenn askan wi li ko yitteel mooy lépp loo xamante ni rek xëy nañu ko wala dund nañu ko ci ayu bés bi wala ci bés bi ñu nekk mu gën a leer si boppu askan wi. te yéen li ngeen wax seen taxawaay déjà dafa rëy mooy séddale ndox waaye li ngeen wax it dafa rëy mooy tëj robinet yi rawatina bu ñu sukkandikoo ci li ngeen di laaj muy ay koppar ay action ay koppar lay symboliser xam nga loolu tey boo amee opportunité expliquer ko Sénégalais yi dañu jël nëppal bi sànni géej nga wax tigi li nga xamante ni moom moo waral ngeen ni bëgg ngeen maral am Sénégal ndax da ngeen di yittewoo ay cër boo xam ne ay koppar la ci société bi di waaj ñëw muy Suez donc opportunité boobu nga am tey on a 26 minutes j'espère que balaa ngay génn fii sénégalais yi nga xamante ni ñoom ngeen bëgg sóob ci maral dana gën a leer seen bopp ba ñu soutenir leen bu fekkente ni yéen a ngi si dëgg loolu mooy tey waxtaan bi. incha allah waaw léegi laaj bu njëkk bi mooy ana lan moo waral tey ngeen njort ne nguurug Sénégal dafa leen bëgg a naxsaayal seeni cër am ñeneen ñu mu jiital. lan moo ko waral ci lan ngeen sukkandiku ngir wax loolu. lu tax waaw. li tax yomb na parce que en 1996. état du Sénégal ak travailleurs yi ñoo amoon ay cër. oui 5% la ñu amoon. et travailleurs yi am 5%. oui bu ñu demee ba lancé waat appel d'offre bi. en 2017 ñu ne état bi dina am 25%, le privé national am 5%, les travailleurs am 5%. ñu ne kan lan moo tax état bi ak les privés nationaux ñu ko nekk am 25%, ñu jox travailleurs 25%, parce que travailleurs ñoo liggéey ba kër gi naat. bu ñu taxawee ci loolu. li muy firndeel xëy na mooy nguurug Sénégal mi amoon juróomi cër ni ki yéen. waaw dem ba am ñaar fukki cër ak juróom. gis na ni xëy na am na as weccit suñ si mën a fortaatu. dëgg la yéen li leen naqari mooy li ngeen des ci 5% yi lu tax nguur gi yokk. te yéen yokku leen. dëgg loolu mooy cool yi. ñu ne nag. ñun comme noonu naatal kër gi. te yàlla def nañu nun am nañu xaalis boo xamante ne duñu jéggaani fen dañ koy am nañu fonds commun de placement boo xam ne am na 3 milliards. yéen a ëppi koppar sax waa SDE. ñun ñoo yéen a ëppi koppar SDE capital bi yéen a capital bi ñun ñoo ko ëpp xaalis. oui ñun les travailleurs de la SDE. te bi ñu xaymaa. les 15% yi ñuy demandé. mu ngi nekk ci 600 millions. ñu ne comme ñun ñoom ñooy liggéey ci ndox mi. ñun ñooy ay travailleurs lañu nekk ci ndox mi di ko liggéey pour l'intérêt des populations. ñu bàyyi ñu foofu. boddi ñu foofu jox ko bëgg ko jox ñeneen. ñoo xamante ne ay travailleurs lañu à col blanc ñu tapis dans l'ombre ñu bëgg leen ko jox bàyyi travailleurs yi. ñu ne travailleurs dem leen liggéeyal ñooñu ngeen joxloo ko loolu la ñu wax ne duñ ko accepter. mais jox nañ leen ba 10% la moo tax bëgg leen 10% yi. non ministre bi il a fait du dilatoire. non bëgg na leen jox ba 10%. déedéet bëgguñu jox ba 10% daf ne ñun. mën na yokk ba 10% parce que dans le DAO mooy appel d'offre bi. 5% la ñu octroyé woon travailleurs yi. mu ne moom bi mu nu rencontré. ne mën na si dolli 5%, waaye 5% yi dañ koy bokk ñun suñu mbokk ONAS ak SONES parce que ñoom ñëpp ñu ngi si biir kuréel bii mu yor. mu doon le ministère de l'hydraulique. ñu ne ko ñun bañuñu ngeen seet lu leen neex ngeen jox ko waa ONAS ak waa SONES parce que ñooñu. sunuy mbokk lañu. waaye nag mosuloo gis benn actionnariat salarié kenn ku liggéeyul ci entreprise bi bokk ci waaye bu dee actionnariat populaire mais mën nañu jox ku leen neex. waa léegi yéen loolu yanuwul maanaa ci seen gis-gis te ci dégg-dégg sax taxu koo neex lool ndax loolu dafay wundu ne wala daf leen tax a njort ne am na lu ñu leen di làq ci suuf. am na lu ñu leen làq ci suuf lan moo tax loolu lu mu doon li ñu leen di làq. li ñuy làq ci suuf xam nga lan la.
parce que ñooñu du état bi ñoom la ñu bëggal mu doon société d'état mu doon ONAS ak SONES. parce que problème bi du koppar yéen am ngeen koppar yi. non am nañu xaalis. tey ji bu ñu leen waxoon tey. tey ñu ñu génn jox leen chèque bi tout de suite. waaye léegi problème bi lan la à votre avis. problème bi lan la dañu am ñoo xam ne seen i ay xarit. yoo xam ne dañ leen bëgg sédd. si loolu lu ñu bëgg a récupérer si nit ñi. xariti ñan. xarit yi Mansour Faye ak le ministre actuel Serigne Mbaye Thiam. ñooñu ñoo monté complot boobu contre les travailleurs de la SDE pour que ñooñu ñu mën a octroyer les cols blancs yi nekk si régime bi. pour que ñoom ñu mën a am si kii. xam nga dañu ñëw tey pour lépp leer si bopp askan dina leer ah donc nëppal bi laa ne nañ ko sànni géej. léegi bu fekkente ne da nga tudd ñaari tur. waaw ne dañ ko bëgg a jox seeni nit. ndax mën nga ñu wax fan nga sukkandiku pour wax loolu. xam nga fan laa sukkandiku pour wax loolu. dëkk bi am nañ fay mbokk am nañu lu nekk. waaye kii seen maître mu doon benn waykat bu mag. si dëkk bi koo xamante ne ñépp yaakaar nañ ne am na lu nekk. moom mooy jéem a tirer les ficelles pour que seet yeneen i investisseurs yu bees. ban waykat. ku mel ni Youssou Ndour. ku mel ni Youssou Ndour wala Youssou Ndour. Youssou Ndour si boppam. qu'est-ce qu'il est en train de faire. il est en train de faire de tisser seet ay xaritam ak yooyu parce que manœuvre yépp moom moo koy def. wax naa Youssou Ndour jógul ngir di def loolu de façon délibérée. non xanaa bu dee li nga wax firndewu na. xanaa kon mission bu ñu ko dénk la peut-être. non mën naa am dañ ko dénk parce que ñenn ñi dañu bëgg a laqatu si gannaawam comme que moom nu mu tuddee bailleur la. ñenn ñi dañu bëgg a laqatu si gannaawam. seet yeneen ay bailleur comme moom ñu laqatu si gannaawam ak yooyu parce que loolu ñun ñu ngi koy defee Saint-Louis ñun lu leer am nañ ko si. loo xamante ne ñu ngi recevoir Mansour Faye ba léegi c'est lui qui tire les ficelles. privé yi ngay wax. du si réew mi la ñu askanoo. fi lañ bokk. donc ça veut dire que bu fekkente ne dafa am ñeneen yu ñu bëgg a dugal kon ñooñu dañ leen fiy jëlee. kon dañu fi jëlee. lan moo ko waral. man na xarit parce que dañuy bëgg a jël attends da nga bëgg a wax ni. lu toll ni am ndox. waaw ñu koy dippee liquide précieux lu mënul ñàkk si dundu doomu aadama. mënul ñàkk si diine. mënul ñàkk si ab nekkin. booy juddu am ndox. boo faatoo am ndox. booy dund am ndox. nga bëgg a wax ni ay xarit ñoo ko bëgg a cërcëroo. ngom li ngay wax rëy na rëy goo xamante ne nii faaw nga gën ko leeral nit ñi pour boo fi jógee lépp loo wax kenn mën ko bañ a bale parce que tudd nga fi ay tur. dama wax ne. ndox lu nit di def ndox a si jëkk. waaye te ndox mooy laabal kon ñii liggéey si ndox mi buñ ne ñoom dañu bëgg mais keneen warul woon a bëgg avant ñoom. waaye ñoom dañ ne ñun dañ lay delloo ñu continuer liggéey ñoom ñu jël ko. te li may wax tamit lu leer la ay firnde yu leer laa si am. seeni xarit ak seeni àndandoo moom la ñu bëgg ñu jël ko dàq fi ñeneen ñi fi nekkoon. ñi fi nekkoon mën naa am dañu yaakaar ne am nañu xaalis ñun protégé wu ñu ñi fi nekkoon nous n'avons rien contre ñi fi nekkoon. ak tamit ñiy ñëw waaye ñun dañ ne fa ñu nekk. ñun travailleurs yi nekk ay citoyens sénégalais nekk des honnêtes hommes bi ñu depuis boobu ba léegi ñu ngi lancé appel d'offre. xam nga nguur dina am information yoo xamante ni xëy na du ngeen ko am. te wàllu ndox. dafa dugg aussi si wàllu souveraineté. ndox dañ koy contrôler. ndax bu fekkente ni ñoom dañ bëgg a teg seeni nit. ndax du nit ñoo xamante ni xëy na si ñoom lañ ëpp kóolute pour mën a gën a téye ndox mi ngir mu gën a mën a yéwén ci askan wi wala. ma ne kuy wóolu nit. da ngay wóolu ñuy liggéey si ndox mi. parce que ñun ay citoyens lañ comme ñoom. ñun ñu nekk si ndox mi di ko liggéey depuis 23 ans. 96 ba léegi yaakaar naa 23 ans la. man miy wax ak yéen 90 laa nekk SONES ba léegi yaakaar naa bu ñuy wax expérience ñun am nañu expérience su ndox. kon actuellement dépassé nañu fu ngeen di lancer Suez dugg nekkatul seen problème. déedéet seen problème mooy cër bi ngeen di am ci mbir mi. ñun xeexunoo te 10% yi. fii ba géej gi di ngeer du ngeen ko jël. dama ne. te ministre bi ne du ko weesu ça veut dire que Sénégal moo si am problème. waaw askanu Sénégal. ñun ministre bi sax waxul loolu ministre bi li mu wax c'est en deçà de ça ministre bi nu dajee moom secrétaire général. mais ministre bi nee na mënul dépasser 10%. waaw mënul dépasser 10%. waaye 10% bu ngeen bëggee jël bu ngeen bëggul bàyyi. waaw mais ne 10% yi li mu wax. daf ne 10% yi. ñun daf ñu koy séddee 5% yi kon ñun ñoo am si 1,5% mu doon 6% secrétaire général ministère bi loolu la ñu wax. à prendre ou à laisser. oui. ñun travailleurs yii ñu wax ni ñu 14,99% duñ ko jël kon yaakaar naa nous allons vers un conflit ñu yaakaaroon ne nag le ministre
du travail dafay ñëw pour jubale nit ñi dès que le ministre du travail tëddul njaaxaanaay kon dafa am fu mu far c'est un complot d'État contre les travailleurs de la SD loolu la ñu déploré loolu la ñu wax nag ne ñun ku nekk tamit booy dem xeex wala ku nekk booy dem guerre arme bi nga am moom ngay yóbbale te ñun arme bi ñu am mooy ñu téye ndox mi privé wu ndox mi les populations pour daan ko tey déedéet parce que ñun si population bi la ñu bokk nous voulons donner de l'eau en abondance et à. non loolu moo tax ma bëgg rek loo fi wax rek mu doon lu leer. lu leer laa bëgg. loo xam ni xëy na sax bu fekkente ne nii génn nga fii askan dañ leen gën a jàppale bu fekkente ne jar na ko parce que coupem ndox ndëkk si loo xamante ne amul app loolu foog naa ni il faut mu am des raisons yu jéggi ay koppar ak ay parts ci actionnariat. dëgg la loolu moo tax ñun depuis 2017. ba léegi suñu kudd jàmmale ràcc nu ngi dem si état bi waxtaan ak ñoom 2017 ba léegi nu ngi toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom pour que nu bañ a yegg foofu waaye devant l'impossible nii ne tenu ñun bu fekkee ne dañ ñu pousse ba ñu sës nit boo koy dàq doom ba mu sës si miir lan lay def lu luy génn ay griffes te léegi pousse nañ ba ñu sës parce que Suez le 1er janvier 2020 la war a installé wu te ba léegi créé wuñu la société bi xamante ne bokk wala même bu ñu ko créé ñun ba léegi woowuñu pour la création de la société te dañ ne actionnaire yëpp bu ñuy créer société bi war nañu ko fekk. gis nga ni impasse daanaka moo dressé wu ci seen kanam seen diggante ak nguur gi ndax noppi ngeen ngir def ay concession am lu ngeen bàyyi pour Sénégal bañ si loru. waaw mais bu ñu woowee si waxtaan xam nga nit bu wax nu ne nous sommes fii la ñuy yem fii la ñuy commencé wala fii la ñuy yem waaye dañ ne nit ki ngay waxal dafa fekk sax mu bëgg wax ak yow. mais bu ñu bëggoon a wax ak ñoom mooy bu ñu toogee noonu ay gor lañu ay jullit lañu laneen lañu mais ñu toog ak ñoom waxtaan pour que population Sénégal bañ a am ay lor waaye nag bu ñu nu poussé ba sa population ñu xam ne noonu ñu wax ne population bi nguur gi moo nu pousse ba nu def li nu bëgg ba nu def li nu bëggul woon def. waaye kuy muñ depuis 2017 bi ñu lancé appel d'offre DAO bi. boobu ba léegi ñu ngi muñ. waa nguur gi di tendeefal ba léegi ñu ngi muñ ba mu des ñaari weer ñoo si des. fi mu nekk nag muñ jeex na les travailleurs tey wax nañ ko ñu ne ñun dirigeants yi sax nun noo leen freiné. waaye tey waroon nu leen woon a freiné dañ leen waroon a bàyyi à partir d'aujourd'hui ñu tëj ndox mi. waaye ñun ñu ne la nag comme nun donc si askan wi la nu bokk. na leen bàyyi nu jéem waxtaan ak nguur gi nun suñu porte n'est pas fermée. bu defee ëllëgi si biir tamit bu nu amee ay consensus mais ñu trouver ay solution def lan doon def. parce que à part 10% yi ngeen lànk. ban beneen blocage la ñu war a tëbal jamono ji ban blocage beneen blocage yan beneen blocage moo si am à part li nga ne dañ ko bëgg a séddoo ci seen biir ak seen i xarit ak seen i. am na blocage beneen bi mooy le comité ad hoc. parce que le comité ad hoc lan la doon régler mooy le contrat d'affairement de 96 les acquis sociaux yi fi amoon lépp dañ ko waroon a régler ak le passif. mais acquis yooyu amul dara lu si war a mën a tëb. dara dañu si waaye nag il faut que tamit. problème bi yëpp daal Ngom. actionnariat bi la. du actionnariat bi rek actionnariat bi tuuti la. dafa am benn si seen acquis yu ñu bëgg a menacer. mais tous les acquis sont menacés parce que personnel bi amul kenn kuñ si ne. bu Suez ñëwee da ngay toxu dañ lay jëlee. non dans le contrat d'affermage. bi ñu lancé appel DAO bi dañ ne tous les acquis seront conservés. mais acquis yëpp dañ koy conserver ban acquis la ñu xamagul loolu moom fulu si bopp. tous les acquis kay mooy tous les acquis yi nga xamante ni jamono ji yéen a ngi. waaw mais kan lañ ko doon waxal dañ ne woon bu ñu amee le nouveau repreneur. mu noon bu ñu choisir l'opérateur dafa war a nekk fonctionnel comité de ad hoc bi ñu toog di saytu yooyu yëpp bu ko defee. Suez en 2020 1er janvier 2020 mu opérationnel. waaye ba tey ji ma lay wax nii Khalifa. parce que Ngom li ngay wax nii dafa mel ni kon ndox mi jamono ji dañ ko def mbiri mafia. passé na mafia comme pétrole bi ni mu mel passé na sax mafia. pétrole bi na la pétrole mafia la. mafia la nit ñaa ngi koy wax on xamuñu aboutissement yi ak fan lañ mujj waaye nag ndox mi ñun comme ñun si ndox mi lañ nekk. mais loolu lañ mën wax que ne ndox mi. lañu bëgg def comme pétrole bi ni ñu ko doon séddoowee. parce que pétrole bi am na ñu ko séddoo ba pare yaakaar naa loolu du si delluwaat. waaye pétrole bi moom bu dee dafa am ñu ko séddoo il faut nga wax ñu ñun la. parce que mënoo ñëw taxaw ne am na ñu séddoo pétrole bi. te xamoo ñan la xam ngeen ko am na ñoo xamante ne. ñun kay xamuñu ko woo nañ leen of non loolu mais loolu enquête la buy wëy. waaw tant que yoon waxagul kenn mënul tudd kenn. waaw kenn mënul tudd kenn waaye kon nag dañ ne ñooñu dañu supposé ne séddoo nañu. waaye loolu nag lu mel noonu la ñuy bañ mu am si ndox mi parce que
ñun si noonu nooy principaux actionnaires de l'eau parce que ñun noo siy liggéey. loolu la ñu wax ne loolu ku laa def mafia jaar si ndox mi di nga jaar si travailleurs yëpp bu ñu jeex. li ma laaj sànq mooy ONAS bi nga xamante ne tudd nañ ko si. ak SONES. réellement lan moo leen si déranger. non dara dérangé wu ñu si ONAS ak SONES parce que ñooñu ñoo nekkoon avec la SONES. avec la SONES 2 heures. ñooñu suñuy xarit lañu. waaye comme bokkuñu fu ñuy liggéey xam nga actionnariat salarié. mooy les travailleurs de cette entreprise. ñoom rek ñoo ko mën a bokk. waaye actionnariat populaire ku nekk dëkk Sénégal. mën na wala nga dëkk faneen. mën ngaa jël sa as tuut nga dugal ko si. loolu la ñu waxoon ne ñoom bu fekkee ne dafa am lu ñuy bëgg a neexale waa SONES ak waa ONAS mais nañu jël si seen 25% yooyu ñu jox leen. waaye nag waa SDE dañ ne du ñu bokk ak keneen ku nekkul SDE ay part dans l'actionnariat salarié. loolu moom c'est très clair. te loolu am nguur gi fasul yéene dellu gannaaw si loolu. li ñu gis. ak ki ñu gis yaakaar naa bëggul dellu gannaaw. ndax tamit lam na woon sa enseignant ya moom la bëgg a indiwaat fii. te ñun nag du ñuy ay enseignants. enseignants yi mën naa am bu ñuy jàngale wala privé yi jàngale. waaye nag société ndox bi amul beneen société ndox bi fii ku dul la SDE te ñun les travailleurs de la SDE ñun ñoo fa toog. kon nag am na loo xam ne duñ ko accepté duñ ko accepté ëllëg nguur gi bu bëggee mu waxtaan ak ñun ñu waxtaan ak moom su bëggulee tamit mu ignoré ni comme ni mu ni ignoré woon ñun set naka la ñuy def. nguur gi kay proposé leen 10% yéen yéen a bëgg leen. non proposé wu ñu 10% dama bëgg a leeral foofu. proposé wu ñu 10% daf ne 5% yi ñu nekk si DAO demande d'appel d'offre bi. yéen na ngeen ko jël. dinaa leen dolliwaat yeneen 5% waaye 5% yooyu da ngeen koy séddoo yéen waa ONAS ak waa SONES. te yéen a ngi say am 1,5%. laaj na keroog mu ne ko secrétaire général au ministère bi yow 1,5% yooyu et par rapport à quel proportionnel la. très bien léegi lan ngay préconiser wala yéen seen waa intersyndical lan ngeen di préconiser pour ñu génn ci situation bi ak dal. non te kenn bañ fee mar ci réew mi. non kenn bañ a mar ci réew mi mooy li ñu waxoon démb ba tey 2017 ba léegi. ñu ngi toog di déglu di xaar état bi pour que ñu waxtaan ak ñun waxtaan yu sérieux waaye ba léegi gis nañ ne dilatoire rek moo fi am bëgg nax nit ñi ba jox ko ñeneen seen i xarit ba pare ñëw ni travailleurs yi kaay leen ngeen liggéey bu ngeen liggéeyee ñu fay leen seen i salaire nun dañ ne duñu doon ay liggéeykat simple ay liggéeykat actionnaire la ñuy doon si kër gi ñëw parce que nous avons l'expérience et 96 fi la ñu fekk. mais yéen vous êtes même plus riche que la SDE donc lu ngeen bëggati. mais nous sommes plus riches que la SDE waaw mais kon nag. ñeneen ñiy xëccoo loolu. mais nañu ñu jox. parce que loolu suñuy cotisation la suñuy fonds la ñun noo ko cotisé par le fonds commun de placement. ñun noo ko cotisé waaye nag état bi kan moo fa cotisé si état bi lu dul suñuy impôt la ñuy fay état bi mais ñun bu ñu laajoon 20% wala 30% état bi def na yaakaar naa daf ñu ko waroon jox. mais waroon ngeen seet si sax ne xëy na bi ngeen bëggee njëkk a dajale seen 5% difficilement direction générale bi donc di banqaasu nguur gi jàppale na leen. bu du konteex loolu du ngeen si mën a dugg si capital bi. déedéet direction bi jàppaluñu direction bi bu SDE mosunoo jàppale ci par rapport aux 5%. jamonoy 5% ya. déedéet jàppalewuñu. xanaa ginnaaw kay ak seen fonds de placement si ngeen mën a dugal seen i koppar. non parce que loolu. mais lu ko jiitu mënu leen si woon dara. déedéet amu leen woon kattan gi. da ngeen mujj a cotiser. non c'était une longue bataille xam nga bataille boobu boo ma mayoon émission. mais dimbali nañ leen. déedéet boo ma mayoon émission. waaw dinaa la wax. parce que si 5% yooyu. oui ñun amoon nañu en son temps. une enveloppe de 300 millions. oui boo xam ne moom la ñu waroon cotiser moment boobu 175 millions la ñu waroon joxe pour am suñu 5%. mais dilatoire bi. mais les dirigeants actuels de la SDE ñoo ko indi. seen 685 millions yéen a ngi ko téye di xaar. ñu ngi toog téye ko di ko xaar. la mooy seen plan d'action pour terminer 2 minutes moo ñu dese. pour terminer. waaw après bi ngeen bëgg a tëj. plan d'action bi mooy dem si autorités yi parce que fii am na ay kilifa. coutumiers yi ak kilifa diine yi ñu ngi fi dañ ñëwoon dañuy envisager dem seeti sëriñu Touba bi. sëñ Mountakha Mbacké. sëñ Mountakha seeti ko. seeti sëñ Mansour. seeti xalifi généraux yi yëpp pour waxtaan seeti le grand sëriñ de Dakar. ndax tamit yooyu la ñu wax ne nun ba léegi suñu kudd bi à l'heure où je vous parle suñu kudd jàmm la ràcc parce que tamit nun bu ñu tëjee ndox mi kan lañ koy tëjal.
xanaa seeni doom wax. sunuy doom sunuy rakk sunuy yaay sunu papa. mais kon nag loolu du gaieté de cœur pour def ko waaye nag devant l'impossible nii na tenu nit ñi nañu waxtaan ak ñun wala ñu seet ay nit yoo xam ne mën nañoo waxtaan ak ñun bu ko defee état bi fi mu taxaw mu jóge fi pour que ñu trouver ay solution. Baba Ngom jërëjëf. merci Diakhaté. ñu toftal la ci ki jiite intersyndical bu liggéeykat yu SDE ci pàttali la ñuy yitteel moo ñu jox leen fukk ak juróom ci cër yi nga xamante ni moom moo am ci société bii waaj ñëw di Suez utu fii SDE gi nga xamante ni jamono ji ñoom sax ñoo leen ëppi koppar waaye nee nañu faaw ñu cëru ndax dafa am ñeneen ñu nekk ci suuf di ko ruumandaat ngir bu ëllëgee ñu mën koo féetewoo ci seen mbiru kóllëre ak seen mbiru xarito du loolu nga wax. loolu la wax kon Sénégal seede na ñu xool ba xam ne wanante di mujjee ki gëtam di lañ jox dig daje ëllëg bu soobee suñu borom ci Kennu Askan Wi aljuma ni ñu ko baaxoo bu aljuma ndëkk yéen a aye ku nekk mën naa oote ngir xool ban ponk moo ko gën a niiteel ci ayu bés bi mu joxe si xalaatam jërë ngeen jëf gërëm Cheikh Hassana Fall si coordination Kennu Askan Wi dig daje ëllëg bu soobee suñu borom fanaan leen jàmm.